Assalamualaikum mbokki Kadascobi TV la voix de la jeunesse ñi ngi fii tey ci Sénégal service mu nekk l'administration de proximité ñu war fee dalal ki nga xam mooy Gorgui Massamba Boye nekk président commission jeunesse formation employabilité li mairie bu Tivaouane. Donc tey ñu ngi fas yéene waxtaan ak ñoom par rapport ci liggéey bi nga xam ne mission bi ñu ko sant ak par rapport ak objectif yi ak li nga aussi tamit ñu ngi koy mbébét pour Tivaouane ak fan lañ ci toll ak ban taxawaay aussi lañ ci orientation pour ndaw ñi. Donc mu nekk commission boo xam ni c'est transversal donc ndaw ñi nekk tey benn problème pour l'État mais nekk problème pour la jeunesse nekk problème aussi pour les mairies tey jii mu am mission bu am solo mission bu difficile nan la war a daba ndaw ñooñu soxla formation soxla xëy soxla financement fan la ñuy jaar ak ci yenn mécanisme la ñuy jël pour mën a jàppale ndaw ñi ku ne xam ne demande bi bari na trop donc sans plus tarder dañuy jox ki nga xam mooy président Gorgui Massamba mu nuyoo à travers Kadascobi TV la wala président ñu ngi lay nuyu. Cheikhouna ñi ngi lay fay ñi ngi kontaan bu baax si temps bi ngeen jël pour jagleel ñu ko di leen encourager également si liggéey bu am solo bi nga xam ni yéen a ngi koy def donc daf ñuy faral yenn saa yi ñu nekk Dakar mais lu xew Tivaouane di ngeen fexe bañ jot ci donc di leen encourager bu baax a baax si dynamique boobu. donc tey boo ñu doon président de commission jeunesse nan la composé. waaw commission jeunesse peut-être baax na ñu rappeler un peu lan moo waral commission jeunesse formation et employabilité parce que si domaine de compétence yi jeunesse la ñu wax sport et loisir donc avec cette nouvelle équipe municipale dañ ne est-ce que ndaw ñi war nañ leen di encadrer rek ci lu jëm ci wàllu sport ak lu toll ni mairie ak fi enjeu développement local toll ku ci bëgg foofu mën nga dem fool sa bopp donc aujourd'hui ci lañu saytu gis ne dëkk bi laaj na ndaw ñi ñu tàggat leen ci lépp lu jëm ci wàllu formation encadrer leen ba ñu mën a entreprendre loolu moo waral ñu duppeeku jeunesse formation et employabilité ñu ne nañu tàggat ndaw ñi ba ëllëg ñoom ñu mënal seen bopp et c'est important je pense que l'avenir d'un pays wala avenir gox-goxaat yi mi ngi dépendre ci naka la ñu capacité ndaw ñi donc maire mi ni si vision moom dafa bëgg investir ci lu bëri ak partenaire am yi ci lépp lu jëm sur la formation des jeunes fexe ndaw ñi am métier am un savoir-faire bu ñu paree mu xool naka la leen mën a accompagner avec les partenaires qui sont là donc loolu moo indi jeunesse formation et employabilité. donc bu la déggee sport et loisir bi ngeen jël def ko formation ak employabilité donc léegi mais ku wax ni ngeen ko tënkee muy li ngeen bëgg a def mais far ngeen di jaar pour mën a àgg ci loolu noonu. waaw biñ ñu jiitalee si commission bi ñu ànd ci ak suñu ay naataango conseil municipal dañu am xalaat ne nañu jéem a tijjeeku maanaam parce que commission yi généralement boo nekkul conseiller doo ci bokk de façon statutaire mais ñun dañu préférer yaatal ko de sorte que ndaw ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi nekk ay jeunes yu am influence ci wàllu vie associative nekk aussi ay jeunes leaders te ñu xam leen yàgg yëngu ci wàllu développement local ñu fexe leen boole ci loolu parce que am na loo xam ne ñoom ñoo koy mën et bi ñu amee xalaat boobu si la ñu tijji commission bi daanaka ñu ngi door a gis commission bu am 70 membres ñu ci bari ci ay association la ñu bokk ñi c'est vraiment des jeunes yoo xam ni dañu pare pour liggéey pour le développement de Tivaouane ñu yaatal ko ba ñoom ñëpp ñu xaj ci commission bi dañu ko organiser de sorte que li ñu objectif yi dinañ ko mën a atteindre parce que buñ ne toppatoo ndaw ñi dafay am lu mu laaj parce que souvent dañuy définir ay politique te doo xam bëgg-bëgg nit ki ñu ne nañu am si biir commission bi lu ñuy wax une cellule administrative cellule boobu moom mooy def enquête de besoin pour saytu pour xam lan mooy li nga xam ni moom mooy bëgg-bëgg ndaw ñi ci wàllu formation ci wàllu métier ak ci wàllu financement donc loolu mooy li nga xam ni moom la ñu jiital ci liggéey bi on a mis en place un modèle de structure boo xam ni dinañu mën a xam déjà le répertoire du besoin de la jeunesse
donc loolu cellule boobu ñu ngi ciy liggéey am na benn formulaire bu ñu lancé en ligne léegi ku ci dugg da ngay wax man nii laa tudd nii laa sant fii laa dëkk jox ñu numéro buñ la woowee nga wax da ngaa bëgg formation wala da nga am formation bëgg liggéey wala boog da nga bëgg financement léegi ñun bu ñu amee données yooyu ci la ñuy mën a liggéey ak partenaires yi pour que ndaw ñooñu ñu woo leen ñu ñëw ñu defal leen entretien képp ku inscrit ci formulaire boobu dinañ la woo en entretien ci Service Sénégal muy pôle emploi ak pôle emploi ak entrepreneuriat bi nga xam ni moo nekk fii di administration de proximité bu fi nekk pour encadrer un peu la jeunesse pour ñu mën a am li nga xam ni moom mooy ay jumtukaay pour mën a doxal dëkk bi donc formulaire yooyu lancé nañ ko ba daanaka actuellement ñu ngi toll ci ay plus de 600 et quelques candidats te biñ ko defee léegi matul une semaine donc ñooñu à partir de la semaine prochaine dinañ leen woo en entretien ñi ci soxla formation dinañ leen teg ci yoon ba ñu mën a am formation ñi nga xam ni dañoo am formation te amuñu liggéey ñun waxuñu dañuy jox ñëpp liggéey mais li nga xam ni mooy possibilité te mairie bi am ko muy ay poste d'emploi ndaw ñi lañ ko fas yéene jox ak ñi nga xam ni tey ñi ngi ci dëkk bi am ay compétences am ay savoir-faire parce que dañu bëgg dëkk bi ñi fi dëkk ñi liggéeyal ko seen bopp donc ñi nga xam dañ demander financement tey dafa am ay ligne de financement yoo xam ni mi ngi fi ci lu jëm ci wàllu aviculture wàllu pisciculture ak multiservice bari na yeneen yoo xam ni tey partenaires yi dañ koy financer donc ñooñu bu ñu ñëwee dinañ leen teg ci yoon ba aujourd'hui financement yooyu ñoom ñu mën ci bénéficier wu donc am na beneen cellule bu ñuy wax cellule formation donc ñoom ñooy liggéey ak les partenaires yi nga xam ne tey ñoom ñoo pare pour accompagner mairie bi ak jeunesse bi ci lu jëm ci wàllu capacitation gis comme ay FIFA par exemple am nañ programme FIFA waa FEDES c'est des partenaires am na aussi ay doomu Tivaouane yoo xam ne aujourd'hui pare nañ pour accompagner jeunesse bi ci wàllu formation chaque 3 mois dañuy organiser ay session jël ay ndaw former leen certifier leen ñooñu bu ñu paree ñu fexe nu ñu leen yóbboo ci béréb yi nga xam ni aujourd'hui ñi ngi fii ci Sénégal te ay béréb la yoo xam ni ay doomu réew mi ñoo ko réaliser et que loolu dina peut-être nekk li nga xam ne ay cas de d'émulation la donc am na aussi cellule insertion moom mooy saytu bëgg-bëgg ndaw ñi ci wàllu liggéey ñi nga xam ni dañu bëgg liggéey donte mënuñu jox ñëpp ñu am liggéey mais ñi nga xam ne am nañ ay qualifications requises dinañ fexe nu ñu leen mën a orienter même bu ñu leen jëlul ci mairie bi wala ci dëkk bi à travers suñu réseau ak suñu partenaire li nga xam ne mooy mission commission bi pour tënk mooy fexe nu ñu toppatoowee ndaw ñi ba ñu mën a ñoom en tout cas am un savoir-faire am xam-xam parce que ndaw xam-xam la soxla également ñu mën a di toppatoo seen bopp ba dootuñu tàllal kenn loxo dañu bëgg en tout cas inciter ndaw ñi à la responsabilité citoyenne fexe it ñu gëm seen bopp parce que loolu mooy defar réew dellu si en tout cas si li nga xam ni mooy un cadre d'impulsion boo xam dafa am une dynamique collective parce que ni ñu bëgg a yore réew mi dëkk bi léegi dañu bëgg mu am une mise en commun des énergies individuelles moo tax nga gis fi lii tey ñii c'est des jeunes yoo xam ni tey nekkuñu ay conseil municipal pour le moment c'est des jeunes bénévoles yoo xam ni ñoo ñëwal seen bopp ñu ne dañu ñëw pour fas yéene liggéey joxe seen partition ci liy defar dëkk bi donc lii moo waral tey mbooloo mi nekk fii et que ñoom ñëpp ay doomu Tivaouane lañ et que liggéey dëkk bi rek moo leen ñor donc process boobu la ñu teg et que ñi ngi gis ne procédure la boo xam ni dinañu yombal l'atteinte des objectifs mooy saytu bëgg-bëgg yi ñi bëgg formation ñi yebal leen ci ñuy toppatoo formation ñi bëgg liggéey am na cellule boo xam ni ñoom ñoo leen di toppatoo ba buñ ñëwee qualification yi nga xam ne am nañ ko ak li fi nekk ñu xool ba xam méngoo na pour que ñu mën a leen toppatoo ci loolu commencé nañ dem ci quartier yi pour di fa taxawal li nga xam ne mooy les ambassadeurs de quartier dañu bëgg ndaw ñi am baat ci dëkk bi léegi ba tax na ñu ne commission bi dafa bëgg quartier bu nekk mu am fa ndaw bu ñuy woowee un ambassadeur de la jeunesse ñoom day am foo xam ne at mu jot dañ fay daje les ambassadeurs de la jeunesse man mën naa ci bañ a bokk keneen ak keneen ci ñun mën na ci bañ a bokk mais ay ndaw la yoo xam ne waa quartier bi ñoo koy tànn ñu ne ñun diw lañ leen yabalal ci li nga xam ne moo concerné wàllu jeunesse lépp lu ñuy waxtaanee lu jëm ci jeunesse wala ndawu quartier boobu am fa wàll ñoom kooku ñu yabal moo leen fay teewal donc ñooñuy teewal foofu di ñu defal également lépp lu jëm ci démultiplication parce que bëgg nañ dem ci quartier yi def fay formation bëgg nañ fa dem def fay activité citoyenne bëgg nañ en tout cas mu am une dynamique exceptionnelle ci wàllu jeunesse et que loolu yaakaar naa li koy indi rek mooy mu am
cadre boo xam ne dinañ permettre ndaw ñu di fa daje ñoom at mu jot nag dinañ daje ci penc mi concept bi moo tudd penc mi waaw ñu waxtaane li nga xam ne mooy les problématiques de la jeunesse donc foofu la ñu toll tey ñu ngi woon ci lépp lu jëm ci enrôlement permis parce que initiative bu Sénégal Service la mu nekk suñu partenaire privilégié ci mission bi nga xam ne dénk nañ ko ñu ñëw ak suñu équipe pour accompagner leen donc démb ak léegi daanaka lu ëpp plus de 200 et quelques jeunes ñëw nañ fi ñu enrôler leen donc di sant bu baax en tout cas. avant ñuy terminer sant maire bi dafa am benn question bu am solo mooy da nga wax ndaw ñi nga xam ne demande formation yi est-ce que Tivaouane am na ay bërëb yoo xam ne loolu ndaw ñi demandé mën au lieu que ñuy génn dem Thiès wala Dakar yenn formation est-ce que mën nañ ko amee fii ci Tivaouane gi nii. waaw bi ñu mettre en place commission bi dañu def visite de proximité si service compétent yi nga xam ne ñi ngi fi te ñoom ñoo yore wàllu jeunesse ak wàllu formation ak insertion loolu moom la ñu njëkkee dem nañu CFPT bi ñu fa demee ñun ñëpp on était impressionné gis nañ fa ay ndaw yu ñuy former si wàllu couture gis nañ fa ay ndaw yu ñuy former si wàllu coiffure gis nañ fa ñu ñuy former si wàllu par exemple wàllu pâtisserie gis nañ fa ndaw ñu ñuy former si wàllu informatique ak yeneen te loolu mi ngi ci dëkk bi xëy na nit yi amuñu information te ñooñu tey ay partenaires 3FPT lañ te 3FPT ñoom ñi ngi bokk ci Sénégal Service te Sénégal Service suñu ay partenaires lañ ñoom li ñu wax mooy indil leen ñu ay candidats boo leen ñu indilee ñu accompagner leen fayal leen ñoom ñu mën a dem jàngi donc tey am na formation yu bari yoo xamante ne nii ndaw ñi bu ñu ñëwee fii demandé ko ñu financer leen ñoom ñu dem jàngi loolu am nañ ay école de formation partenaires yoo xam ne déjà contacté nañu pare pour accueillir suñu ay ndaw pour ñu mën leen a former école yi am na ci ñoo xam ne sax école yoo xam ne sax ay doomu Tivaouane ñoom ñoo ko jiite donc pour wax la li fi nekk ci en terme de potentiel dem nañ CEDEPS mënuñu def dara sans CEDEPS parce que ñoom ñooy toppatoo lu jëm ci wàllu jeunesse mais li ci remarquable mooy démarche yooyu bi ñu koy def dañ ci ànd ak waa conseil communal de la jeunesse parce que ñun biñ ñu falee bis boobu ci lañ jël suñ téléphone woo leen ne leen mënuñu fi def dara wala ñuy liggéey dara ci wàllu jeunesse te ànduñu ci ak yéen donc dem nañ également CEPAR mooy centre de formation métier boo xam ni ñun bëgg nañ ko valoriser parce que am na ay doomu Tivaouane yu bari yoo xam ne foofu lañ leen former donc vraiment am na potentiel bu énorme bu nekk fii ci dëkk bi ci wàllu ay jumtukaay yoo xam ndaw ñu war nañ fa mën a dem former balaa ñu leen di yóbbu Thiès wala Dakar bu fekkee am na fii lañ leen di yabal ba pare parce que il faut que ñu valoriser ñun li ñu am ak li fi nekk et que loolu problème bi amoon rek mooy le problème d'information et que loolu ñu ngi ciy liggéey déjà tey boo gisee affluence bi am fii ci ngay xam ni information bi ñi ngi relever le défi à travers kaddu askan bi ak yeneen sites yi nga xam ni aujourd'hui ñi ngi fii Tivaouane et que mënuñu def lu dul di leen encourager donc ñi ngi ci yoon yaakaar na mission bi yàgguñu ko tàmbali mais du yàgg tuuti dina am ndaw ñoo xam ni dinañ leen utal liggéey donc mairie bi am na volonté boobu mi ngi liggéey ci ay mécanismes yoo xam ni dinañ fexe ndaw bu ci am compétence ñu fexe en tout cas bu fi nekkee ñu jox la ko nga liggéey mais ku amul compétence amoo savoir faire boo ñëwee ci ñun dañ lay ñaax pour nga dem jàngi pour nga am xam-xam parce que yaakaar naa bëgg a liggéey warul tax nga bàyyi li nga xam ne moom mooy tax buñ la joxee liggéey boobu nga mën ko doxal comme ni mu waree voilà. donc président donc fii terminé rek mooy que yaakaar bi ndaw ñi am ci yow à travers cette commission gis nañ ni remobilisation bi am à travers Tivaouane à travers les réseaux sociaux jeunes yëpp ñu ngi tey jii ñu ngi amaan beneen souffle d'espoir boo xam ne sax amaan na sax donc ci loolu ci mission wu maire Tivaouane nga nekk yaakaar boobu noonu est-ce que dina am aboutissement est-ce que du nekk loo xam ne bëri lay nekk rek après mu nekk aada xam na ni gars yi souvent mën nañ démarrer mais problème suivi évaluation mooy problème sénégalais est-ce que am nga ne yaakaar dina am mission de suivi et évaluation pour que ni chaque waxtu wala chaque mois wala chaque 3 mois ngeen saytu liggéey fa la toll xool fa ngeen diwaan. waaw am na sax ñu doon posé wu question ne commission bi moom xaarul sax dañ ko fal rek ma commencé liggéey li ko waral mooy lii nii dañ ko daan def boobu nekkuñu sax conseil municipal donc formation accompagnement des jeunes loolu yàgg nañ ko def donc tey bu yàlla defee ñu bokk ci équipe municipale bi et que ñu assigné ñu
mission bi nga xam ni biñ koy def démb boobu amuñu woon benn responsabilité ci dëkk bi dañ ko doon def rek par passion donc loolu pour man doy na illustration pour wan la ni lii ñu nekk duñ ci jóge et dañ ko fas yéene wéyal ca kaw et gëm nañ ni dina am ndaw ñu bari ñoo xam ne à travers la commission dinañ am ay diplôme dinañ am xam-xam dinañ am savoir-faire dina am ñu fi amee liggéey dina am ñu bari ñoo xam ne tey dinañ fi amee financement démb rek jot nañ information ak waa BAOS muy partenaire bu nekk Sénégal Service ne am na fi financement yoo xam ni pour ay association constituées légalement wala ay GIE ay financement yu dem ba 15 millions donc am na fi financement yoo xam ni ba 2 millions pour ñu bëgg a def aviculture ay pisciculture donc yooyu yëpp mi ngi fi en fait c'est du concret du loo xam ni ndaw ñi dañ fiy ñëw de duñ fi jëlee lu leen neex bu fekkee ñëw nga am profil bi ñuy laaj boo ñëwee dinañ la teg ci yoon ba li fi nekk ñu mën la ko jox bu fekkee nekkul ci yow dinañ la encadrer ba nga mën a am le profil ou les compétences requises parce que vraiment dañu bëgg lépp mu jaar ci yoon donc tey ñi nga xam ne ñëw nañ fi bëgg liggéey te amuñu compétence dañ leen di yabal ci ñi nga xam ñooy toppatoo wàllu formation pour ñoom ñu mën a dem uti xam-xam et c'est important donc il faut que ñuy waxante dëgg et que am na foo xam ni boo fa tollee du ay li waa ji naan ay layam yi donc ndaw ñi nañu jàngi am xam-xam bu ñu paree bu ñu ñëwee buñ ko fi fekkee ñu jox leen ñu liggéey mais lii di financement mi ngi fi au profit de la jeunesse buñ fi ñëwee ci Sénégal Service nañ leen teg ci yoon ba ñu xam procédure bi ñuy jaar pour mën a bénéficier wu ci formation la donc mission bi dañ koy dénk suñu borom parce que moom moo am kàttanu lépp mais ñun ñi ngi wastu àq di def lu ñu mën mais duñ ci dem ñun kese dinañ dem ci quartier yi fexe mu am vraiment mobilisation acteurs yëpp dinañ jëm ci association de jeunes yi fi nekk fexe ñëpp dugal ci seen loxo parce que lu ñëpp bokk la donc déjà ñun suñu slogan mooy man maay Tivaouane dañu bëgg affaire yi ku nekk jël ko def ko sa yëfi bopp et que bu ñu defee noonu rek dëkk bi dina am changement donc ku toppatoo ndaw ñi toppatoo nga réew toppatoo nga gox et que je pense que la principale mission de la commission mooy fexe ndaw ñi nu ñu amee honorabilité vis-à-vis de li nga xam ne moom la dëkk bi di xaar ci ñoom parce que y a un devoir citoyen boo xam ne balaa kenn ndaw moo ci war a jiitu donc dinañ leen toppatoo dinañ def leen war te on est vraiment ouvert 24 heures sur 24 pour répondre aux véritables préoccupations de la jeunesse waaw di dalal xelu askan bi ne ñun ñi ngi ci mission bi ñu dégg. président ba tey ñu ngi woon ci programme bi nga xam mooy commission jeunesse yor na ko mais mu am domaine bu am solo muy domaine entrepreneuriat loolu lan ngeen ci tënk. waaw bon actuellement mën nañ ni sax bari na ay doomu Tivaouane yu nekk ci domaine boobu di ci yëngu di ci def yu ay réalisation yu am solo xëy na ump na ñi fi dëkk parce que dese nañ leen a valoriser léegi li ñu njëkk a def ci wàllu entrepreneuriat mooy dañoo dem seeti ñi nga xam ne ay entrepreneur lañ di ay doomu Tivaouane xool seen liggéey xool li ñuy def fi mu toll nii dañ leen a constituer en réseau am na réseau bu ñu taxawal bu ñu tuddee le réseau des entrepreneurs tivaouanois mooy képp kuy doomu Tivaouane nga yore sa yëfi bopp di ci góorgóorlu nga am kayit ak nga bañ a am kayit boo amul kayit dañ lay toppatoo ba nga am kayit boo amee kayit ci réseau bi nga bokk réseau boobu am na ñoo xam ni froid la ñuy def yor seen atelier am na ñoo xam ni ay poisson la ñuy jaay am na ñoo xam ni imprimerie la ñu yor am na ñoo xam ni donc pratiquement ñii dañuy jaay oto di def location muy loo xam ne ay doomu dëkk bi ñoo jël initiative boobu ne dañuy entreprendre dëkk bi war leen a xam jàppale leen ñu ne loolu balaa muy mën a nekk il faut que ñu organiser leen donc ci lañ leen dajale fi mu toll nii am na benn groupe boo xam ni ñoom ñëpp dañ faa daje di waxtaan def nañ première réunion ba mettre en place un comité ad hoc bi mission biñ ko jox mooy dañ ko ni da ngay dem fexe doomu Tivaouane yi entreprendre yëpp nga dajale leen pour kenn ne yëguma ko bu ñu noppee même comité ad hoc boobu mooy liggéey ci ay projet si c'est dëkk Tivaouane di doomu Tivaouane juddoo Tivaouane comme ni mu ko waxee rek di def confection ci wàllu yoo xam ne peut-être yu bëri nit ñi xam ni xamuñ ko dem ci équipement sportif yi dem ci tenue sanitaire yi te tenue de travail yi nga xam ne presque yooyu yëpp dañ koy faral di génne fii tamit Tivaouane duñ ko yóbbu
ñu xamal ni doomu Tivaouane tey yooyu am na fi quoi waaw am na fi tamit amu fi si qualité bu kii mais qualité boo xam ni mënuñu am bu supérieur boobu ci àll bi waaw mais initiative bi am na fi quoi waaw am na fi tamit amu fi si qualité bu kii mais qualité boo xam ni mënuñu am bu supérieur boobu ci àll bi waaw mais initiative bi ñu ko déggee tamit moo tax ñu jóg def kii boobu ñëw dajeeg frère mu explique bu ñu ko jotee téléphone mu expliqué ñu mu intéressé ñu moo tax ñu ñëw ci cadre boobu daal di xaar yeneen question waaw ñun instant bi ñu ngi basé à Kër Matar suñu numéro téléphone 77 la 533 30 51 waaw mais ñoo xam daal projet bi daal projet Tivaouane la daal du projet MSL Couture du projet Sambay Cissé mais ñëpp a ko moom parce que waaw ñun instant bi ñu ngi basé à Kër Matar suñu numéro téléphone 77 la 533 30 51 waaw mais ñoo xam daal projet bi daal projet Tivaouane la daal du projet MSL Couture du projet Sambay Cissé mais ñëpp a ko moom parce que li ñuy défendre mooy exemple am na école formation yoo xam ni suñu formé pare bu ñu paree du ñu am ku leen mottali formation du ñu obligé dem Thiès wala ñu dem kii Dakar nga gis ni loolu ñëpp nekkul à la portée de tout le monde léegi nag yooyu kon bu gënee am doole dina tax ñooñu nga xam ni formation yooyu seen formation yi mën ko continuer parce que du métti si ñoom ba pare tamit dina gën a dimbale dëkk bi ñi nga xam dañ doon taxawaalu ñu si bëri ba dañ mën a am métier de qualité daal xam naa loolu moom moo nekkoon kii bi effectivement non seulement bu entreprise bi ñëwee dañ koy defaral mais ñun tamit dañuy produire di kii dañuy mën a produire di jaay xam ne léegi tooguñu rek di xaar entreprise wala kenn ku ñu individualité bu ñëw waaw non ci cadre boobu nag xëy na pour l'instant ñun amuñu option fayeeku option bi ñu gën a am mooy comme ni ko mbokk bi waxee léegi mooy ñu fexe Tivaouane métier de valeur boobu yaatu fi quoi waaw ba nga xam ne dina fi yaatu ba nga xam ne tey lépp lu ñu soxla parce que demande bi day loolu man sama option du pour fayeeku mais pour que léegi ñu partager loolu mais avec organisation avec honnêteté avec sérieux quoi waaw surtout ça waaw surtout ça parce que loolu moom lu ñuy xaar la parce que tamit comme ni ñu waxee nii kenn ku ne fa nga nekk yow yaa xam sa li nga soxla ñun daal ñu ngi ci disposition yooyu pour jàppale ci li ñu selon suñu compétence bi yëpp ak yi nga xam tamit daan nañ ko jëm di ko yóbbu ci àll bi ñu xam ne am na fii ñu jàppale leen tamit ñu former jeunes yi parce que tamit dëkk bu nekk tamit sa premier rêve mooy jàngal sa ndaw former leen parce que boo xasee am loolu pare nag parce que ni olof li muy wax nii fu ñuy nappe moo gën waaw kon tey jox nit ki xaalis formé ko moom moo gën nga joxe xaalis parce que mën nga joxe xaalis nga dem yàq ko mais soo ko formé xam-xam bi du jeex quoi waaw incha allah waaw ñu ngi leen di gërëm tamit à travers MSL Couture ñu ngi gërëm waa Kaddu Askan bi di gërëm góor gi ma Samba Boy ak suñu grand Mbaye Kébé ñu ko gën a xam ci Mbaye Diop tam dëkkër Ndiob parce que ci cadre waxtaan mooy parce que góor gi frère la moom ñi nga xamante yàgg na ñu ngi ci doon waxtaan sax avant xëy na lu nekk ak fi ko yàlla di jaarale affaire yooyu mais kontaan nañ daal te tamit ñu ngi leen di encouragé seen liggéey ñu ngi leen di suivre ci chaîne YouTube yeeg yëpp mais ñu ngi leen di encouragé ñu ngi jégaluwaat nag. côté juste comme li président Gorgui Massamba wax sànq rek en tout cas ñun commission bi mi ngi fii pour la jeunesse voilà pour accompagner jeunesse effectivement pour ñu mën a entreprendre mais aussi jàppale leen ba kenn ku ne li nga xam ne moom nga téye nga mën ci gis sa bopp voilà. waaw bu ma amoon message bi may lancé ndaw ñi mooy que ñu ñëw rapproché wu au niveau de cette plateforme mooy bi ñu ko voilà bi ñu lancé pour que ñu ñëw inscrire ci parce que boo ñëwee nga inscrire dañ la laaj boo xam da ngay def formation wala boo xam entrepreneuriat ngay def voilà léegi boo ñëwee ci biir logiciel bi dina la indiquer ba vraiment li nga xam ne moom nga bëgg a apprendre entreprendre commission bi jàppale si. voilà Kaddu Askan bi ñu ngi leen di jaajëfal vraiment yéen ngi def liggéey bu rafet liggéey bu jaar yoon liggéey boo xam ne Tivaouane gépp ñu ngi koy apprécier en tout cas ca kaw ca kanam et di leen remercier bu baax Cheikhouna merci. waaw bii mooy kon cadeau baa ngi nii bi mooy blouson góor gi xam naa bu sama bos bu Kaddu Askan mi ngi ñëw voilà donc mu nekk macha allah c'est très joli. blouson commission bi donc mu nekk nii blouson bu nice boo xam ni macha allah. blouson commission bi. waaw mi ngi nii donc am na saa jugal.